salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Sénégal man Lac de Guiers 2 maa ngi ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ki nga xamante mooy suñu papa Lamine Diack parce que il a tout fait pour Sénégal def na lépp ndax Sénégal kon donc nit kooku tey bu nekkee ci tolof tolof yu mel nii maa ngi ñaan ñëpp na ko ñëpp ñaanal yàlla jàppale ko génne ko si tolof tolof bi mu nekkee nii di ñaan président de la république suñu papa Macky Sall mu jàppale Lamine Diack ba Lamine Diack génn ci lu mel nii di ñaan kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp na ñëpp jàppale parce que soxla na ko guddi yi toll nii yaa ngi dégg nit bu nekkee si tolof tolof nag dañ ko ñaanal yàlla génnee ko ci lu mel nii te yàlla na ko yàlla génnee ci tolof tolof yi mu nekk nii ci barki Seydina Mohamed man Lac de Guiers 2 maa ngi sa ginnaaw di la ñaanal yàlla fu ma toll kontaan naa trop kilifa diine yëpp bu ko kenn fàtte ñaanal ngir yàlla woo su nañ leen ñaanal Lamine Diack dañ leen ko ñaanal. ani ñi ko doon laajte Wally neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. Hey Siobati. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk ci bépp actu ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude de leen ko defal saa su nekk di leen indil seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi tey nag dañ koy daal di ubbee rek ak jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni lëmbe na àdduna rawatina fii nii ci Dakaaru Njaay gis nañ ni nag boobaak léegi ginnaaw ba ministre de l'intérieur génnee daal di wax ni bàyyi nañu voyage interurbain yi muy dem teg ci tamit ñu assouplir li nga xamante ni moom moo di mesure couvre-feu bi maanaam yokk ko ba 23h gis nañ ni boobaak léegi nag ndaw yi yeewoo ci Dakar yu ci bari dañoo commencé sàggane mesures yi nga xamante ne jëloon nañ ko mën nañ ni sax ñu ci bari respecté tuñ ko lan moo ko waral ginnaaw ba ministre bi waxee boobu ba tey ñoo ngi ñëw ci plage yi di fi fees dell di fi def ay regroupement di toog di waxtaan ñii di ñëw di def sport mu nekk loo xamante ni nag situation bi di gën na garaaw ba tax na nag kii nii di docteur Ousmane Gueye daal di ci yëkkati ay kàddoom di wax nee na bu fekkante ni lutte bi c'est à 100% 80% bi fii nii lañ ko war a mën a amalee ci Dakar ñu gën a yokkaat sécurité bi ci plage yi sinon rek lu ko may contamination yi dina yokk te ñi nga xamante ni ñoo ci naru souffrir mooy personne âgée yi nekk ci biir kër yi donc ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax bu fekkante ni suñu njiitum réew dafay joxe ndigal sax police yi daal di wàcc ci terrain bi dem ci plage yi ak yeneen milieu yoo xamante ni ndaw yi jamono ji ñoo ngi koy fréquenter rien que pour surveiller leen ñu bañ faa def ay rassemblement foofu noonu jar na ko ndax jàngoro coronavirus bi xeex nañoo ak moom ba tollu fi ñu toll donc waruñoo xoolee dara di ñu ko yàqal bi ñuy amaat yeneen nombre de contamination te umpale leen ne nag crise bi laal na Sénégal bu baax a baax ndax ñu ci bari jamono ji liggéeyatuñu am nañ ci sax ñoo xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu jël dépense yóbbu ko seen kër sax problème la donc nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax. ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci ndimbal bi nga xamante ne suñu njiitum réew mi ngi koy dimbalee askan bi ginnaaw ba jàngoroy coronavirus daal di duggee ci réewum Sénégal ba suñu joonu yàlla tey ji secteur bu nekk nag laal na ko laal na transport laal na commerçant yi ak ñeneen ak ñeneen waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo di école privée yi suñu njiitum réew dimbali na leen. li mu leen dimbalee nag moo di école bu ci nekk 350 000 francs CFA te boo xaymaa école yi ñoo ngi toll ci 2835 ñoom nag nee nañu xeeb nañu loolu alal bi nga xamante ni moom mu leen suñu njiitum réew jox d'appelé milliards yi nga xamante ni ñoo ngi koy dégg ci réewum Sénégal ndax 350 000 francs CFA yooyu noonu ci 4 mois de crise mi ngi mel ni 90 000 francs CFA lay jox chaque école bu weer bi dee mu nekk loo xamante ni nag néew na loon ci école yi nga xamante ni dañuy soxla ay jumtukaay yu bari rawatina nag bu ñu toogee jàngu ñu rawatina école privée yi nga xamante ni élèves yi ñoom ñoo doon fay ñuy fayaatu professeurs yi donc rafetlu wuñ ko ba tax na nag ñu xëy di ñaawlu alal ju takku bi ñuy déglu ci Sénégal ak lu néew li nga xamante ni moom lañ leen ci baaxee. ay ba tey ci mbirum jàngoro yu coronavirus gis nañ ni nag jamono ji ñoo ngi toll ci 53e décès maanaam 53 personnes ñàkkee nañu seen bakkan na ci jàngoro yu coronavirus ci réewum Sénégal waaye lu toll ci 10 personnes fële na la ñu génnee àdduna ca diwaanu Touba
ki nga xamante ni moom moo ci mujj dee mu mi ngi nekk as ndaw bu nekkoon ca marché bu Touba mi ngi génnee àdduna ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba di ko jaale ay mbokkam ak képp koo xamante ni rek génnee nga àdduna ci jàngoro yi coronavirus bi sax mu nekk ko ak mu ñàkk koo nekk ñi nga xamante ni ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla fa ñu tëdd yàlla daal di fëgg seen bopp ba ñu daal di delluwaat ci seen njaboot yi loolu nag war na yokk nit ñi rek sensibilisation nit ñi ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ni jàngoro bi mi ngi fii ñu continuer di sol ay masque bu ñuy génn ci biti continuer di raxas loxo yi moytu li nga xamante ni moom moo di regroupement yi. bu ko defee rek ñu daal di wéyal xibaar yi ci coow bi nga xamante ni moo dox ci diggante Taib Socé ak Ahmed Khalifa Niass gis nañ ne nag Taib Socé ci ay at ci ginnaaw amoon na problème mu 100 millions de francs CFA mu sekkoon ko ak benn waay mu ko doon duutu baaraamu tuuma ba yoon tegoon ko loxo waaye joxoon nañ ko liberté provisoire ginnaaw loolu nag sénégalais yi defaloon nañ ko téléthon regroupé ko lu toll ci 100 millions de francs CFA fayee ko ki ko doon toppee tuuma yi ba jamono ji daal bépp tuuma bu ñu doon teg ci kawam teggi nañ ko nekk situation boo xamante ni nag neex na ñenn ñi waaye ñeneen ñi dafa mel ni neexu leen ko ci mel ni Ahmed Khalifa Niass plateau bu mu toog rek day nakaru le fait que ñu dajalee 100 millions de francs CFA daal di koy jàppale Taib Socé ndax dafa gëm ni moom moo ko jël te dafa waroon a tëdd ci kaso bi comme ñeneen ñi nga xamante ni dañuy def di tëdd ci kaso bi waaye nag yemul woon foofu moom Ahmed Khalifa Niass ndax mi ngi yëkkatiwaat ay kàddoom dem ba naan Taib Socé géwël la yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci ay waajuram mu nekk loo xamante ni nag Taib Socé muñoon na ko mënu ko muñ ne woon na sax du tontu Ahmed Khalifa Niass ndax magam la léppam la waaye bis bu yëkkateetee ay kàddoom di ko jëmale ci ay waajuram dina ko yëgal ni daal waajur du morom te dina ko jëflanteeg moom ba askanu Sénégal ñëpp daal di ciy teg seen bët. waaye sortie bu mujj bi nga xamante ni Ahmed Khalifa Niass def na ko ci émission quartier général mu ci doon duutaat baaraamu tuuma ki nga xamante ni moom moo di Taib Socé bés boobee tàngoon na loolu ñu bari ñoo ko doon classe ci réseaux sociaux yi ba tax na nag Taib Socé jamono ji muñ na ko muñ ba sonn nee na nag day daal di démissionner rek ci groupe Futurs Médias ndax tey Ahmed Khalifa Niass bu amee sañ-sañu daal di toog ci télé bi di ko manquer de respect askan bi di ko déglu te dagguñu émission bi wala ñu daal di nangu micro am rek c'est parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon diriger émission bi ñoom ñoo ko dooleel ci loolu waaye bu ñu daggoon émission bi du am jotu commencé sax bay continuer baatu ñaawteef yi nga xamante ni moo ngi ko doon teg ci kawam jamono ji nag moom Taib Socé nee na décision c'est irrévocable maanaam du ci dellu ginnaaw benn yoon pare na pour wan ginnaaw waa groupe Futurs Médias fële na la ci diwaanu Point E gisoon nañ fi ab hôtel boo xamante ni nag ab chinois moom moo ko moom ñu fa doon def ay ñaawteef gardien bu ci bunt bi bu nit musaana ñëw daal di taxaw da lay wan ay photo xale yu jigéen nga tànn si ku la neex mu jox la numéro téléphone am nga contacté ko ngeen dugg ci biir mu jox la li nga xamante ni moom moo di préservatif ak lépp loo xamante ni dangeen koy soxla yoon nag daal di nay ñëw daal di leen di jàpp en flagrant délit jàppoon na leen ñoom ñëpp ca kaso ba waaye client yi nga xamante ni ñoo ngi fa woon daal di nañ leen di libéré ñoom xale jigéen yi nga xamante ni ñoom lañ fa tegee loxo assumé nañu seen ay fait nangu nañu loolu moom mooy seen liggéey mais benn erreur dong la ñu def mooy que ni seen carnet dafa jeex depuis le 20 mai te boobaak léegi renouvelé wuñ ko loolu waral na nag ñu daal di leen di tëj ku ci nekk 15 jours waaye ki nga xamante ni moom hôtel bi chinois boobu moom tëj nañ ko lu toll ci 2 mois moom ak gardien bi nga xamante ni moom moo doon garder bunt bi donte sax chinois bi moom nee na yëgul woon luy xew ci hôtel bi xamul woon ni lu ni mel am na fi waaye teewuñu tëj nañ ko teglu ko ci beneen amende boo xamante ni da ko war a fay. daal di wéyal suñuy xibaar ci mbër boobu ñuy wooyee Bébé Diène moom nag jamono ji am na problème ba caabi daal di koy féete ginnaaw lan lañ koy tuumaal muy wàllum agression fële na le ci diwaanu cité Damel agression ak vol boobu ba tey nag téye nañu ko 48 heures waaye jamono ji nañ jàpp ni àjjuma lay génn dàkkaloo ak ki nga xamante ni moom moo di juge bi ñu xam ba xam Bébé Diène day tëdd am déet ci ak fàttali ñoo ngi ñuy yëgal ni rek nekkul la première fois moom Bébé Diène ñu koy tuumaal yenn yu ni mel ba muy tëdd kaso waaye cette fois-ci nag moom dafa mel ni affaire yi dina mujjee tax ci moom ñu koy ñaanal yàlla rek mu génn fa ak jàmm ak képp ku mu fa nekkandoor. ñu daal di wéyal suñu xibaar ci lig ñu ko laay umpaliwu leen ni nag caabi féete ni ko ginnaaw ci weer yële ni ñu génn ndax affaire yoo xamante ne dañ ko doon toppee am na ay at ci ginnaaw jamono ji nag moom daal di nañ koy transféré ci prison bu Thiès ginnaaw ba ay mbokkam kaasee ba sonn ndax Saint-Louis bañ ko téye woon amul kenn koo xamante ni rek ci mbokkam dëkk nga fa ku doon mën di ko toppatoo di xool li nga xamante ni moom moo di ay bëgg-bëggam waaye jamono ji nag dafa am lu ko metti loolu li waral ñu daal di may liberté provisoire
baax ki nga xamante ni moom moo di Seydina Fall Bougazelli alors que dañ ko téye wàllum faux billets yàggul dara ñu daal di état de santé permettre ko mu daal di tëdd ci kaso bi waral nañu daal di koy may liberté provisoire Luc Nicolaï nag ñaawlu na ko jàpp na ni justice bi nekk ci réew mu Sénégal doxalul yoon ndax bu doxalul yoon moom ci boppam la ñuy njëkk a may liberté provisoire wala ñu wax ko sax yan daan la ñuy teg ci kaw mu daal di xam naka la koy gérer loolu waral na mu daal di entamer benn grève de la faim rek pour que nit ñi mën kaa déglu génne ko ci kaso ba nu mu gën a gaawee Luc Nicolaï nag nekk le promoteur des grands événements nekk nit boo xamante ni ku daan suqali làmb la rawatina jamono ji nga xamante ni làmb am na ay jafe-jafe lool. ay tey ci àllarba bi 10 juin 2020 ginnaaw ba ñu amalee lu toll ci 1205 tests gis nañ ñu 124 ci ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus bi mu nekk 109 contacts 15 cas communautaires ak 76 personnes yoo xamante ni seen wér-gu-yaram moom mucc na ay ba ñu mën a ñibbiwaat seen kër yi waaye bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu jonn yàlla yi tey ji gis nañu lu toll ci 4640 personnes amee nañu jàngoro yu coronavirus ci réew mu Sénégal lu toll ci 52 personnes daal di ci génnee àdduna ñu leen di ñaanal yàlla fa ñu jëm daal di leen di gënal fa ñu jógee di leen jàll seen ay mbokk di leen mastawu waaye lu toll ci 2885 personnes nag ñoom tamit seen wér-gu-yaram daal di ne mucc ayib ba tax na lu toll ci 1702 personnes ñoo nekk sous traitement actuellement ak 18 cas graves di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla daal di fëgg seen bopp ba ñu daal di delluwaat ci seen njabootu waaye tamit naka la tiis bi nga xamante ni jàngoroy coronavirus mi ngi wéyal di ñu ko teg fii nii ci réewum Sénégal mu daal di ko fiy teggi ak ci àdduna wërngal këpp. mbokk yi dafa mel ni li leen indiloon ci seen xibaaru Actunet di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen jox dig daje ba suba incha allah mbokk yi jaa ngeen jëf.